asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Mbokk yi, ginnaaw bi ñu sant yàlla julli Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaare te di leen baalu àq fas yéene dikkaat rek ci jotaay yi nga xam ne muassasatul Wafa'i bi huquqil iman moo koy ànd ak yéen bi weeru koor gi tàmbulee. ni leen ko waxee woon, ñu fas yéene dalal suñu mbokk Serigne Mouhamad Diouf bàyyi ko ba Ndakaaru, fas yéene ñëw ànd ak ñun ci wàll goo xam ne gu mu xam la, ndax ci la liggéey ba retraité ci, ñaareel ba tamit ci lay yëngatu fi ne nii di ko jàngale, nekk ci tamit ab consultant ci wàll googu, muy wàll goo xam ne xaj na ñu baree bari xaw nañ koo umpule wala umpule nañ aslëf ci la nekk ci biir. tey jii nag mu ñëw ngir andil ñu ay leer ci wàllu googu, muy acte 3 wala ak tàmbalee ko ci acte 2 ba ci acte 3 de la décentralisation, di loo xam ne mooy gox yi ak goxaat yi, ndax ginnaaw léegi Sénégal dañ koo def ay gox yi ak goxaat, gox ak goxaat yooyu ñu am ay compétences yoo xamante ne dañ leen ko féetale, ñu war koo saytu. te ci biir gox yeeg goxaat yi ci leen population bi dund, kon képp koo xamante ne yaa ngi dund ci biir gox yooyu noonu war ngaa xam loolu nga xamante ne mooy ay compétences yoo xamante ne dañ ko féetale ñooñu te nga nekk ci biir. kon loolu lu am solo loo xamante ne kenn ku nekk war na ko bàyyi xel. bala ñu koy jox kàddu gi rek dañuy tënk aslëf ci lu gàtt rek ci ay yëngutoom. ginnaaw bi mu jeexalee am njàngam ci la dugg fële ci école normale supérieure, muy daara ji nga xamante ne fi lañuy tàggate jàngalekat yi. bi mu fa tàggatoo ba noppi lañ ko affecté fële ci Kaolack mu nekk fa professeur u histoire ak géographie, mu jaar ci ay daara yu baree bari jàngale fa. waaye ginnaaw bi mu jógewaat foofu dugg ci ENAM, muy jeneen daara joo xamante ne dañu fay tàggate ay administrateur. ginnaaw ba mu tàggatoo ci daara jooju ba noppi nag lañu ko yóbbu fële ci Louga muy liggéey ci wàllu googu, ci wàllu administration. jaar na kon Louga, jóge fa tamit jaar fële ci Ndar, ginnaaw ba ñu affecté waat ko Ndakaaru. ginnaaw ba nag ci mujj gi lañ ko indi fële ci ministère de l'intérieur ci 1995 ba 2001, foofu la nekkoon di liggéey, nekkoon fa directeur des collectivités locales. kon foofu la liggéeyee ba retraité. ginnaaw bi mu retraité tamit, ginnaaw moom ci loolu la doon yëngutu, nekk lu mu xam, ci la ubbi benn cabinet boo xamante ne dafay jàngale ak di fa tàggat ay nit ci wàllu administration, nekk tamit consultant ci wàllu googu noonu ba tey. kon mën nañoo wax ne moom lii ñu ko jox tey jii nii lu mu xam la, ndax da cee liggéey, jàng ko, di ko jàngale tamit teg ci. kon ci tënk kooku mooy ki nga xamante ne moom lañu dalal tey jii incha allah, ni ma ko waxee léegi rek, muy waxtaan ak ñun ci affaire décentralisation. waaw, ñu dalal tamit suñu mbokk Madiop bi tey di ki nga xamante ne mooy meeru dëkk bi, moom tamit mu ànd ak moom incha allah ci tomb bi nga xamante ne moom la sëriñ bi fas yéene waxtaane. bu sëriñ bi waxtaane ba noppi incha allah danañ jox kaddu gi sëriñ Madiop bi tey, su ko defee moom dana def synthèse, dana tënk li nga xamante ne moom la sëriñ bi doon waxtaane. su noppee incha allah laaj yi nga xamante ne moo aju ci li mu doon waxtaane, su ko defee incha allah ñu dugg ci laaj yooyu loolu yëkkati jotaay bi. kon ci tënk rek noonu la jotaay bi fas yéene doxee incha allah. kon ci njalbeen moom danañu xamal bu ñu waxee acte 2 wala acte 3 de la décentralisation lan lañ ci jublu, ak lan mooy avantage yi, ak lan mooy inconvénients yi ci nekk, ak jafe-jafe yooyu ci nekk, naka la ñuy def bay saafara ko. kon incha allah loolu moom danañ indil ay leeral ci biir waxtaan wi. sëñ Mouhamed Mbacké ak kilifa yi ñu ci fekk, sëriñ Mahfouz Mbacké ak ñi ma àndal jóge Dakar yëpp maa ngi leen di gërëm mbooloo mi di leen sant, di wax nag ne lii lu rëy la ci man, ndax xam naa ne thème bi ngeen jël sant ma ko pour ma waxtaan ci
ñi ko mënoon a def Sénégal bari nañ lool kon nag bu ñu ma tànnee ne naa ñëw ci dëkki xam-xam bii di Daaru Muxti yaakaar naa ne sag mënu ko ëpp ma bëgg ko rafetlu di gën a rafetlu nag ni nga xam ne noonu la ma sëñ Moustapha Ndiaye wone programme bi ngeen xam ne moom ngeen tëral ci lu jiitu bés bi ak bési tey ak bési ci topp loolu nag yaakaar naa ko xam Daaru Muxti doo wax ne guléet luñ fi fekk la kon nag ab liggéey la boo xam ne da ngeen ko fekk di fexe pour continuer ko te li ma ci gën a neex mooy ngeen jël nag ay thèmes yoo xam ne dafa ànd ak jamono bi xam ne taalibe yi leen topp ak ñi leen yaakaar xam naa ne lépp luy diine moom wax ngeen leen ko jàngale leen ngeen ko ci ngeen dëkk guddeeg bëccëg waaye nag taalibe yi dañu am ay itte di dund ci jamono bi kon nag ragal naa lépp loo xam ne lu am njëriñ la loo xam ne mën nañoo jànkonte ak moom mu nekk loo xam ne ay mun naa nekk jafe-jafe ci seen dund ci biir Sénégal ak li ko wër yaakaar naa di ci waxtaan ak ñoom moom itam lu am solo la kon nag loolu mënuma tàmbali waxtaan bi te àgguma ci ak yéen di leen féliciter di wax ne ci ni ma gisee ni ngeen organisé woo li ngeen def nii lu jara roy la te yaakaar naa daara yi ci Sénégal yépp war nañu ko roy thème bi nag ni ko sëriñ bi waxee xam naa ne thème bu gudd la waaye nag dañuy tënk bu ko defee laaj yi dégg ma li nga wax danañ ci wax daal li nga xam ne moom lañ ci xam waaye nag point yi nga xam ne moom la wax ci yooyu la ñuy gën a taxaw ndax thème bi ci boppam mu ngi tudd acte 3 de la décentralisation danañu wax avantage mooy li nga xam ne mooy njëriñam ak enjeu ak li nga xam ne mooy solom ak li nga xam ne moom la tubaab tuddee contrainte mooy ay jafe-jafe yoo xam ne daf ko làmbool ak li nga xam ne mooy perspective li ragal ne ca kanam mooy li nga xam ne moo koy saafara bu ko defee nag ragal naa ne ci laaj yi nga xam ne moom lañ war a laaj am na ci ay détails ay sew-sew yoo xam ne ci lañ ciy door a dugg kon nag waxtaan noonu la demee mënuñoo tëb nag wax ci acte 3 de la décentralisation te waxuñu lan mooy acte 1 waxuñu luy acte 2 ndax acte 3 ci gàttal mooy ñetteeli jéego boo xam ne moom la décentralisation def ci ba Sénégal amee indépendance ak léegi Sénégal nag ñëpp xam nañ ne 1960 la am indépendance li jiitu 1960 nag ci baati décentralisation ni ki yaatal bu gouvernement yaatal ba jël ay sañ-sañ jox ko ay kuréel mu ngi emoon ci réew taax yi moom la ñuy wax commune yooyu dañu amoon ay maire yooyu ay conseils municipaux ñoo xam ne population ya leen fal ñoo daan daje ci seen mairie fal maire ku leen jiital ak ay adjoint ak bureau li ñuy wax bureau municipal loolu mooy li nga xam ne moo fi nekkoon démb ak bërka démb waaye nag li jiitu 1960 day maire yi emuñu woon dayoo emuñu woon ay responsabilité ndax ragal naa ñépp xam nañ ne amoon na fi lu ñuy wax 4 communes ñeenti communes mooy Ndar ak Gorée ñoom lañ fi njëkk a créé commune teg ci Tëngéej 1880 teg ci Dakar def ko commune 1887 tekkul nag ne dëkk yooyu amuñu woon avant 1872
mooy ci la ñu sos def Ndar commune def ko Gorée xaar ba 1880 ñu def ko Tëngéej commune xaar ba 1887 ñu door a def Dakar commune waaye loolu tekkiwul ne nekkuñu woon ay dëkk lañu woon lu jiitu loolu parce que Ndar ñu ngi ko sos 1659 waaye buñ toogee ba 1872 ñu door ko def commune mooy wane ne jëmmal nañ ko jox ko conseil municipal jox ko maire ca 1872 lu ko jiitu nag loolu amuloon Tëngéej amoon na bu yàgg waaye 1880 la door a am conseil municipal ak nekk am maire Dakar sosoon nañ ko bu yàgg ndax xam nga suñ mbokki lébu yi ñoo ko sos lu yàgg lu mot ñetti téeméeri at avant que ñu koy def commune waaye commune nag buñ la ko defee mooy dañ la jëmmal jox la daraja jox la conseil municipal jox la maire nga yor sa budget yaakaar naa loolu seen mbokk mi ngeen dëkkal di seen taalibe di ma job bi tey yaakaar naa xam na ci dara kon nag loolu moo fi nekkoon waaye ñeenti communes yooyu nga xam ne ñoo nekkoon Ndar ak Gorée Tëngéej ak Dakar seen daraja ci commune dëkk ba nga xam ne falaa juddoo man tudd Kaolack àgguloon ci dayo boobu ndax xam nga ne ku juddoo woon ci ñeenti communes yooyu ma tudd citoyen français nga woon te citoyen français donc communes yooyu dañ leen joxoon daraja comme commune yi tugal comme commune yi France yeneen communes yi nag nga xam ne ñun doomi baadoole ñoo fa dëkk ay communes indigènes la woon ñun nekkuñu woon ay citoyen français waaye indépendance nag bi mu amee nga xam ne ñun ñëpp citoyen sénégalais lañ ci la ñu nag defar li ñuy wax commune de droit commun mooy mairie yi amoon yépp yaa xam Sikicoor la yaa xam Njaareem la yaa xam Louga la yaa xam Kaolack la Bignona Foundiougne dëkk yooyu yépp ak Dakar ak Tëngéej ak Gorée yi ma tuddoon ñooyam dayoo parce que boobu fekk na ñun am nañ indépendance alors léegi ñëpp citoyen sénégalais lañ waaye lu jiitu indépendance nag communes yi emu yoon dayoo amoon na commune de plein exercice mooy ñeent yooyu ma tudd ak communes yi nga xam ne commune mixte la genn wàllu conseil dañ koy fal genn wàllu conseil dañ koy nommer Ndar gouverneur bi nekkoon Ndar moo ko doon nommer waaye bi ñu amee indépendance xaj ak seen yooyu ñu defoon ci ay parparloo te loolu tubaab bi daf ko defoon rek pour mën ñoo noot ndax moom la ñuy wax diviser pour régner bëgguñu woon pour ñu ànd ndax bu ñu àndoon ñun ñëpp nekk benn kon moom daf fi gaaw a jóge moo tax mu defoon diviser pour régner donc communes yi emu yoon dayo ñu jël ay communes Berlin ñoom ñu mel ni ay communes France jël yeneen communes ñuy communes yi nga xam ne ñoo nekk indigène mooy ñi nga xam ne nekkuñu citoyen français bi ñu amee indépendance nag nekk ñun ñëpp citoyen sénégalais ci lañ def communes yi yëpp ñoo yem dayo alors loolu bëggoon naa ko fàttali ndax moo jiitu acte 1 bi ñu amee indépendance nag bi ñu jëlee benn loi bu ñu tuddee code de l'administration communale ab charte la boo xam ne ca la ñu def ak yelleef yi képp kuy conseiller municipal wala ngay maire nekk ci commune lan mooy sa ak lan mooy sa yelleef code de l'administration communale parce que boobu commune rek a fi nekk ba 1972 nag boobaag léegi mën na ñeent fukki at ak ñeent nekk na date boo xam ne bu jara jàpp ci histoire yi décentralisation mooy yaatal bii ñu yaatal ba wàcc ay sañ-sañ ci kaw ba mu ñëw ci dëkk yi ak dëkkaan yi loolu mooy décentralisation ndax centralisation moo ñu dajale lépp fenn ci capitale bi nga xam ne bala daray sotti foofa ngay dem loolu mooy centraliser décentraliser nag moo ñu jële ay sañ-sañ ca kaw di ko wàccee mu ñëw ci communes yi ñëw ci département yi ñëw ci commune rurale ñëw ci région ba lu bari looy toppatoo jaratul ngay dem Dakar mu nga yem ci dëkk yooyu mu faju loolu mooy décentralisation boobu nag ñetti jéego yi mu def ci la ñuy waxtaan jéego bu njëkk bi nag bi am solo mooy 1972 boobaak léegi ñeent fukki at la ak ñeent ndax ñun ñi dëkkoon ci àll bi dañ daan dégg rek décentralisation ndax commune moo moomoon décentralisation waaye 1972
ci la ñu créer communauté rurale nag lu am solo la ndax ci la décentralisation duggee ci àll bi ndax décentralisation mu ngi amoon ci réew taax yi waaye 1972 bi nga xamee ne sos nañu communauté rurale mu am président de communauté rurale ci gàttal ñaan ko PCR ca la décentralisation dugg nag ci àll bi waaye ba 1972 décentralisation mu ngi amoon ci réew taax yi bi mu ñëwee nag ci àll bi am na lu bari loo xam ne erreur la woon loo xam ne njuumte la woon ci décentralisation bi mu yemee ci réew taax yi loolu bi ñu ñëwee ci 1972 ci communauté rurale jéem nañ koo faj ndax am nañ ca ndam wala amuñ ca ndam nag kooku beneen affaire la waaye daal jéem nañ koo faj ana ban njuumte lañ defoon ci li jiitu 1972 bi nga xam ne ay commune dañ fi nekkoon mairie yooyu ñoom liñ doon dépenser ci budget bi nga xam ne mooy koppar yi nga xam ne moom leen askan wi dénk lañ ko doon dépenser daanaka li tubaab di wax action sociale moo ci ëppoon ay dépenses à dominante sociale ay loo xam ne daal luy suqali askan wi la ci ndimbal ak jël ay koppar ne dañ koy joxe ci di dimbali ñi bu korité jotee wala bu tabaski jotee wala ku am lakkale wala mbënd bu amee ñu jàppale la yooyu daal lañ doon def te nag xam nga li nga xam ne mooy indi développement ci commune monsieur le maire xam na ko alors il faut que mu am ay investissement mooy ñu defar ay yoon tali dëkk bi defar courant lampe dëkk bi am courant defar ay maternité defar ay dispensaire xale yi naan ko léegi poste de santé centre de santé sax mu ne am centre de santé moo ëpp poste de santé defar marché moderne ba nga xam ne du mel ni suma marché dëkk ba Kaolack di lakk at bu jot mu lakk loolu moom taamuñ ko ci marché sécuriser ko def ca li ñuy wax bouche d'incendie ba nga ne bu takk bu ne déclaré na lakk rek sapeur pompier ñu fa lay branché raccord rek dal di fay lakk gi yooyu mooy soppi dëkk ni nga xam ne loolu mooy xar kanamam bi ñu yëg ne dëkk bii kat mu ngi yokk mu ngi développé loolu moo war a tax décentralisation jóg waaye du caa gën rek pour jël xaalis bi di ko pasare di ko jox ma Samba di ko jox ma Demba lu xew ñu jóg taxaw loolu moom taxul moom budget boo xam ne ay nit ñoo fay seen lempo dañu war bu ñuy def liggéey ci dëkk bi ñi fay seen lempo gis seen bopp ci li ñu liggéey loolu mooy li nga xam moo tax commune jóg moo taxoon communauté rurale jóg communauté rurale nag ba mu yegsee moom ca la nga xam noonu la budget bindoo dañu def li tubaab di wax corriger mooy dañu faj loolu nga xam ne njuumte la woon ci budget commune démb moom defaluñ ko sax dépense de fonctionnement moom communauté rurale fonctionnement moo taxoon ñuy def dépense pasar yooyu moom dañ ko tëj tuuti lañ ca def li nga xam ne moom la ñuy fay chef de village yi ak ñi nga xam ne ay juuti lañ dem ci marché luuma yi di fayeeku ay juuti seen pay ak li nga xam ne mooy maison communautaire mooy fa nga xam ne fa la président conseil rural bi ak conseil rural bi daje li nga xam ne mooy tax ñu mun koo peinture defaraat ko chaque année donc ay entretien loolu moo doon dépense de fonctionnement bu jëm ci communauté rurale dem nañ ba pour fay sax salaire mënuñoo fay salaire ba communauté rurale pour mu fay ASCOM bi mooy secrétaire bi nga xam ne mooy liggéey ak maire dañ ko considérer dañ ko defal contrat dañ ko def ko comme contractuel mais ni ku ñu sant liggéey mu def liggéey bi ñu fay ko waaye defuñ ko ci chapitre boo xam ne chapitre fonctionnement la donc bu fekkoon ne dafa am ndox mu doon tuur di yàqu ci budget communauté rurale kon tëj nañ ko jël nag budget bi 95% yi boo ko xaajee téeméeri cër juróom-ñeent fukki ak juróom yépp ci investissement luy soppi jëmmi communauté rurale bi lay doon ay yoon lay doon ay dispensaire ay école loolu moo taxoon communauté rurale jóg kon communauté rurale bu fekkoon ne tombewul Sénégal traversé waxtu woo xam ne dafa amoon
jafe-jafe bu am ci budget réew mi am li tubaab doon wax plan d'ajustement structurel nga xam ne diggante 80 ba 90 Sénégal dafa traversé coono boo xam ne daanaka bailleurs de fonds yi ay banque mondiale ay fonds monétaire ay réew yu lëkkalool te ëpp ñu doole ñoo ñu doon jàppale waaye Sénégal traversé na fi jamono boo xam ne jamono bu jafe la woon bu fekkoon ne amuñoo ak xereñ sax kon daanaka yëngu-yëngu yi ci am réew yi ñu wër mënoon am Sénégal waaye nag ragal naa ne ñaani sëriñ si itam ci la bokk ndax Sénégal traversé na fii diggante 80 ak 90 ay jafe-jafe yoo xam ne lu nit gàtt xel war nga xam ne mbir mi baatin laxasu na ci ndax mboolem réew yi nga xam ne ñoo lañ bokkal frontière ñoom yëngu nañ Sénégal ne tekk rek toog fi mu nekk kon nag loolu lu jara waxtaane la waaye loolu moom beneen thème la xejul ci waxtaan wi bugg a wax rek ne loolu moo doon acte 1 mooy jéego bu am solo bi Sénégal njëkk a def ci décentralisation mooy jéego bi mu def ci 1972 boobaa léegi ñeent fukki at la ak ñeent le Sénégal jël décentralisation dugal ko ci àll bi dugal ko ci suñ dëkk yi nga xam ne ñun ñi dëkkul Dakar dëkkuñu ci dëkk yooyu alors ñun ñu door a jot ci décentralisation loolu moo indi baati communauté rurale nag buñ ko doon firi baat bu rafet la ndax communauté mooy niñ dëkkee ci Sénégal nga xam ne ñun ñëpp ay communauté lañ ay mbooloo lañ famille boo gis benn lañ kuréel boo gis benn lañ bokk ndey bokk baay rural te ñu dëkk ci kaw yi loolu la tekki waaw kuréel la boo xam ne ñoom ñëpp ñoo bokk ñi nga xam ne ñoo lañ def communauté rurale démb barke démb ñoo mayante soxna ñoo dëkkoon moom la ñuy wax voisinage ñoo dëkkoon dëkk bu rafet bokk daanaka benn juma bokk benn sëriñ bokk ay aada loolu mooy communauté rurale tam fare ci kaw yi ñu defal ko président de conseil rural muy PCR loolu dund nañ ko ci Sénégal te nee naa bu fekkoon nekkul jafe-jafe yi Sénégal jànkoonteeloon kon fi communauté rurale yem bi ñuy ñëw 1996 muy acte 2 kon nekkoon développement Sénégal waroon na ko passé waaye nag dañ ko sos mu daw tuuti tombeek ay jafe-jafe ñu ñëw nag ci 1996 moom neex na firi parce que boobaak léegi ñaar fukki at la 96 ak 2016 20 ans la muy ñaar fukki at mooy acte 2 de la décentralisation moom it ni acte 1 amee solo 1972 noonu la acte 2 amee solo mooy ñaari li jéego bi ñu def ci décentralisation jéego bu am solo la ndax contrôle bi nga xam ne moom lañ doon contrôler collectivité locale mooy baat bi ëmb commune ak communauté rurale ak région sax def nañ ko fi collectivité locale région gannaaw gi lañ ko dindi ci acte 3 waaye ci acte 2 nekkoon na ko contrôle bi ñu leen ko contrôler moo diisoon moom lañ tudde woon contrôle de tutelle mooy bala ngay def dara ministre de l'intérieur moo koy signé te mu jóge ci mairie yaa xam budget la wala mu dem ci gouverneur wala ci préfet loolu nag diisoon na lool ci communes yi waaw mooy contrôle de tutelle te it nag dafa xawoon niru ñàkk óolu ndax fekkee looy def il faut mu dem ba Dakar ñu signé ko mu door a dellu si Darou Moukhty loolu diis na lool wala mu dem ba Louga gële gouverneur signé ko mu door a ñëw ñu mun koo jëfe loolu lu diis la woon loolu moo doon contrôle de tutelle ci 1996 nag boobaag léegi ñaar fukki at la di acte 2 de la décentralisation ci lañ ko soppi ñu dindi contrôle de tutelle boobu ndax dafa diisoon te ci li tardeel communes yi ak communauté rurale ci la bokkoon nit ki mënul population mënuñ koo fal ay conseil dugg ci biir conseil municipal bi fal maire ba pare ñu ñàkk ko óolu di jël këyit bu mu def di ko yóbbu ba Louga ñu koy contrôler loolu doy na waar moo tax nag ci acte 2 1996 ñu dindi ko bañ ko dindee dañ ko remplacer par li ñuy wax contrôle de légalité mooy ndaxam danañ la contrôler waaye boo awee yoon rek boo jaaree ci yoon légalité mooy lu aw ci yoon bu awee ci yoon rek baax na ñu ne nag am na ñaar fukki mbir yoo xam ne ak juróom-benn maire mënu ci woon def dara conseil municipal mu ci woon def dara te préfet wala gouverneur wala ministre de l'intérieur signé wu affaire yi mbiri suuf ci la bokkoon budget bi ci la bokkoon lépp lu jëm ci tabax ci la bokkoon
lépp loo xam ne dafa jëm ci lépp xaalis pour commune bi mën a liggéeyam ci la bokkoon muy ñaar fukki mbir yoo xam ne ak juróom-benn commune wala communauté mënuñ cee def dara te préfet wala gouverneur wala ministre de l'intérieur signé wu ko am na ci kayit yu jógee Kédougou ak fa Kédougou nekk ñu war ko indi ba ministère de l'intérieur ñu signé ko pour ñu mën ko wéel léegi-léeg kayit yooyu diggante Kédougou ak ministère de l'intérieur mu réer jafe-jafe nekkul noonu loolu jafe-jafe la woon moom la tubaab tuddee contrainte ab jafe-jafe la woon boo xam ne bi ñëwee nag ci acte 2 1996 ba léegi ñaar fukki at la moom saafara nañ ko ñu ne daal ñaar fukki mbir yooyu ak juróom-benn yi nga xam ne commune rurale mënu cee def dara te gouverneur wala préfet wala ministre de l'intérieur signé wu ko mairie mënu cee def dara te ministre de l'intérieur signé wu ko ndax commune rurale sax oyofalal nañ loon am na loo xam ne ci préfet la rek am na fi am ci gouverneur waaye commune moom comme Kédougou boobu ma wax moom ministre de l'intérieur lay jëm directement xoolal fa Kédougou nekk nag war a benn ñu ne dañuy dimbale xale yi football xaw ma ODCAV xaw ma ORCAV la tudd ci subvention bu leen mairie Kédougou defal pour que ñu mën a jënd bal jënd seen survêtement yooyu ñuy footballé mu war a dem ci ministère de l'intérieur ñu signé ko toog nañ ba nawet bi jeex gisuñu kayit boobu ba xale yi mujj nañ football seen équipement yi amoon daaw moom lañ mujj footballé loolu contrainte la woon jafe-jafe la woon waaye bañ ko yemalee Kédougou nag moom maire bi day tax tali bi rek dugg préfecture ñu signal ko mu ñëw dal di commencer liggéeyam loolu mooy contrôle de légalité contrôle bi lañ njëkk a oyofal terewul nag lañ ko oyofal am na ci juróom-ñaari ponk yoo xam ne yooyu moom oyofaluñ ko lépp lu jëm ci koppar il faut que sous-préfet bii nekk Darou Mousty mooy xool budget commune bii moo koy approuver xool ndax aw na yoon lépp loo xam ne mu ngi aju ci leb bitim réew wala ci biir Sénégal emprunt il faut bu ñu defee délibération mooy wote nañ ko ci mairie bi il faut que moom mu xool ko ndax leb moom bu ko ab commune defee bu fekkee fayul état mooy fay kon nag état war naa xool li mairie bii leb ndax fi mu koy dugal danañ ko mën a rembourser wala duñ ko mën a rembourser te itam duñ ko seetaan mu leb ci banque boo xam ne banque booba moom sous-préfet bi xam ne situation banque yëpp banque bi ci daanu la jëm banque bi xaalis ba fay nag nekkul xaalis bu set argent sale moom la ci argent sale waaw foofu moom duñ la fa autoriser nga orienté la nga leb ci foo xam ne fu óor foo xam ne bu ëllëgee da nga ko mun a rembourser te nga dugal ko foo xam ne fu mel ni defar ab marché defar abattoir nga xam ne ku fa liggéey da ngay fay bu ko defee loolu dafay yokk budget bi waaye duñ la jël xaalis nga leb ko ba pare di ko def foo xam ne dañ koy pasare bu ëllëgee doo mën a fay gouvernement di ko fay te du yoon la gouvernement élif ndax mairie yi bëri nañ kon nag loolu état du ko nangu moo tax muy contrôler fépp fu xaalis di dem ba léegi aussi affaire yi domaine suuf bu fekkee ne mairie bi joxe na ko il faut pour que mu mun a nekk lu aw yoon mairie bi signé ko ndax nag duñ seetaan kenn mu am loo xam ne dafa ëpp dayoom loo xam ne mënu koo liggéey il faut ñu jox la loo xam ne yow loo mën a liggéey la yaa xam kër la parcelle la yaa xam parcelle la booy dëkkee yaa xam tool la booy liggéey ne nañ ci wolof bët du yenu waaye xam na lu bopp attan ku nekk ci ñun xam nañ li nga attan doo ñëw fii ne dañ may jox 1000 hectares te wane woo projet wane woo machine wane woo loo xam ne mën na koo liggéey wala am nga ñoo xam ne mën nañ la jàppale nga liggéey am na ñoo xam ne bu ñu ko waxee amul problème nañ leen ko jox waaye am na ñoo xam ne bu ñu ko waxee duñ leen ko mën a jox parce que amuñu kattan ak moyen yoo xam ne mën nañ ko liggéey kon looloo tax sous-préfet di ko xool ndax amul benn yàq bu ci nekk donc yooyu juróom-ñaar la wala marché bokkul ak marché yi ñuy jaayee nag marché contrat la ñu ngi bëgg a tabax ab dispensaire war a jëflanteeg benn entrepreneur le document ba ñuy liggéey kooka marché la tudd contrat la ñu xool ndax ak entrepreneur bi mën na ko wala mënu ko parce que ay entrepreneur yi ngi ñuy ci réew mi jox nañ leen fi ay liggéey bañ leen joxee avance lañ leen gëj a gis ñu dem loolu yàq la ñooñu nag ñu ngi leen defal benn liste noire ku koy def foog na yaa ngi nax nit ñi yaa ngi yàqal sa bopp ndax xam ne ca ARMP liste boo xam ne ñu nga fa def yow boo soumissionné ci marché yi duñ ko nangu ndax jubuloo doo def liggéey bu baax amuloo ay koppar yu doy yu la mun a tax a exécuter marché bu 100 millions kon nag loolu aussi yaakaar naa bu fekkee ne dañ ne il faut que sous-préfet contrôler ko loolu aw na yoon donc yi nga xam ne moom lañ génne moom lañ ber
ne bala ci mairie liggéey dañ koy contrôler boo ko seetloo lépp dafa aw yoon ndax pour bañ lu lor commune bi ci boppam la wala lu lor askan wi te loolu yëpp bu amee état bi nga xam ne moo ëmb commune yëpp moom mooy jóg kon nag bala muy jóg te gis naa ko ci seen thème yi kat loolu rafetlu naa ko foog naa ab docteur moo ko war a traité ne foog naa fagaru moo gën faju gis naa ko seen thème yi de loolu dem na solo lool moo tax na fagaru boobu pour gàttalu bala mairie bi yàqule te mairie bu yàqule askan bi yàqule ndax bu fekkee ne yow da nga nekk maire liggéey bu rafet askan bi yëpp ñoo ci profité waaye bu fekkee ne yow li nga liggéey yàqu na askan bi yëpp ñoo ci loru kooku nag il faut koo xam ne moo fi toogal état mooy dox sa diggante ak askan wi fànq loolu bala muy am kooku nag mooy le représentant de l'état moom la ñuy wax sous-préfet wala préfet wala gouverneur ñooñu dañ fi toogal état lañ fi toogal yow mii maire nag ak conseil municipal askan wi nga fi toogal ñële nag toogal fi état ñooñu nag ñaar ñooñu nag ñoo seq liggéey bi askan waa ngi nii gouvernement baa ngi nii ak ko fi toogal mairie baa ngi nii ak maire bi nga xam ne moom moo jiite commune bi kon nag loolu rafetlu nañ ko lool moom mooy acte 2 bu fekkoon ne yem nañ foofu rek ci la acte 2 boobu yombal contrôle bi nga xam dafa diisoon ci acte 1 ba tardel communes yi bu fekkoon acte 2 foofu la yem rek mu baax waaye dafa am ay communes yoo xam ne dañu nekk Dakar nekk communes yu day comme commune Dakar maire bi dafa sonn moo tax ñu defaloon ko ay commune d'arrondissement ay mairie yu ndaw yoo xam ne quartier Dakar bu nekk dañ ko defaloon mairie comme HLM ay da njong mos na nekk maire HLM comme Plateau fi mu nekk nii ku ñu wax Alioune Ndoye mooy maire bi comme Grand Yoff Khalifa Sall bii tey nekk maire de la ville de Dakar nekkoon na maire de Grand Yoff donc quartier Dakar boo dégg yaa xam Yaraax partout Ndakaaru amoon na fukki maire yu ndaw ak juróom-ñeent 19 communes d'arrondissement Pikine am na fukki commune d'arrondissement ak juróom-benn ca acte 2 1996 Guédiawaye am juróomi commune Tëngéej am ñetti commune Thiès am ñetti commune foofu lañ ko yemale woon waaye ñun ñi doon def étude bi étudier woon nañ Ndar pour def ku nekk ku xool Ndar xam ne Ndar moom mënoon naa nekk moom mun na bëri ay commune d'arrondissement ndax île bi nga xam ne fi la gouverneur bi nekk moom kooku moom dafa jëmal boppam nga dem Langue de Barbarie fale nga xam ne fa la Sëñ Baak yooyu nekk moom waxi noppi nga ñëw Soor fii marché teen jigéen nekk kooku moom commune boppam la nga ñëw dëkk mel ni Kaolack découpé woon nañ ko en commune d'arrondissement waaye nag comme lu ci bëri politique la woon alors président ne yem leen agum ci Dakar ak Guédiawaye ak Pikine ak Tëngéej mun nañ cee yokk sax Thiès parce que jege nañu pour ñu mën koo contrôler bu fekkee ne réforme boobu ci acte 2 bi baax na ñu yokk yeneen commune def leen ay commune d'arrondissement waaye nag ñëw nañ ba acte 3 te yóbbuwuñu communes yooyu découpé wuñu leen ci ay commune d'arrondissement te loolu lu yombal liggéeyi mairie Dakar la ndax fukki pàcc ak juróom-ñeent lañ pàccal Dakar pàcc bu ci nekk am conseil municipal am ak maire di doxal bu ko defee nag yi ëpp solo boulevard yeeg communes yeeg lampe yeeg goudron yeeg yu liggéeyu rek moom la ville de Dakar bi nga xam moo la ëmb moom loolu la yor waaye lépp lu jëm ci liggéey ak lu ñeel askan wi ci commune d'arrondissement yooyu la woon loolu moo doon acte 2 kon nag acte 1 bi créé commune rurale amoon na solo waaye acte 2 bi nga xam ne moo dindi contrôle bu diis boobu ba pare indi fii li ñuy wax commune d'arrondissement waaye ñu yemale ko ci communes yi ëpp Ndakaaru ak la ko wër ak Thiès moom it am na solo ban jafe-jafe la réforme boobu amoon muy acte 2 amoon na jafe-jafe parce que dañ ko waroon boole ak ay koppar yu doy yoo xam ne communes yooyu ñu jox responsabilité jëmal leen def lu ñuy wax transfert de compétence ci 96 am na juróom-ñeenti compétence mooy juróom-ñeenti sañ-sañ yoo xam dañ koy jël jébbal ko collectivité locale yaa xam commune la yaa xam commune rurale la yaa xam diwaan bu mag bi leen ëmb tudd région parce que moom it amoon na fi Moustapha Ndiaye nekkoon na fi président du conseil régional de Louga Samba Khary Cissé nekkoon na ko yal na ko yàlla yërëm alors kon région nekkoon na fi collectivité locale ñu jëmal ko
mu am conseil am budget ni ko commune amee commune rurale am ko kon loolu mooy acte 2 kon acte 2 li mu ëmb rëy na 1996 dinañ contrôle bu diis bi amoon remplacé par contrôle bu gën a oyof ñaar fukki mbir yi ñu doon contrôler di ko saytu balañ koy mën a wéyal ñu wàññi ko ba muy juróom-ñaar ñu walbatiku jël ay sañ-sañ lu ba juróom-ñeenti sañ-sañ yu am solo ci suuf ak permis de construire rek lépp ñu jël ko jébbal ko communes yi ba pare nag ne contrôle boobu daan dem ba Ndakaaru amatul fu gën a sori foo mën a dem pour ñu contrôle la nga mën a liggéey sa liggéey moo doon gouvernance de Louga te loolu région de Louga moo koy def région bi waaye bu fekkee ne communes yi la moom préfet ba nga xam ne moo nekk ca commune bi rek moom mooy def contrôle bi bu nekkee commune rurale la comme Darou Moukhty ci jamono jooju moom sous-préfet bi moo ko doon contrôler kon nag jegeloon nañ contrôle bi kon loolu lu oyofaloon liggéey bi la jafe-jafe ba nag moo doon dañu formé wuloon dañu faluloon ay président conseil rural yoo xam ne war nañoo mën a def liggéey bi ndax nag mbir yi xam-xam moo ko yore bu fekkee ne dañ la jox ay sañ-sañ yu bari nga war koo doxal war nga koo xam boo ko xamul parce que amul benn école booy génne nag nekk maire wala école booy génne nekk conseiller municipal amul moom population bi ñi ñu fal ñi ñu óolu la ñuy fal askan wi ñi ñu fa óolu la ñuy fal ñi ñu óolu nag am na ci ñu jàng am na ci ñu jàngu waaye gannaaw boo xamee nag ne fal nañ leen dañ leen war a defal formation loolu article 9 du code général des collectivités locales moo ko wax article 9 ne na bu ñu falee maire yi dañ leen war a jàngal pour ñu xam seen liggéey sëñ bi muy tënk suma fi ma jaar waxal na ko sànq loolu ci suma liggéey la bokk di former ay maire ak di former ay conseillers municipaux ak ñiy liggéey ak ñoom pour que liggéey bi leen jox ñu mën koo xam loolu nag gouvernement waroon na cee taxawu collectivités locales yi ci acte 2 loolu dafa xaw a manqué leneen lu xaw a manqué it mooy bi ñu leen joxee ay sañ-sañ dañ leen joxoon ay fonds ay koppar tudde ko fonds de dotation de la décentralisation kooku pour sañ-sañ yi leen jox ñu mën koo liggéeyee te bokkuloon ak seen sañ-sañ yi amul yu njëkk kon nag liñ ne yéen bu diis la ñu téeñal leen ko pour ñu mën koo yenu te duñ sonn loolu moo doon fonds de dotation de la décentralisation waaye nag li nga xam ne mooy jafe-jafe ci loolu fonds de dotation boobu dafa amuloon solo lool na nga xam ne noonu la waroon yemu ci te dinaa def léegi li ñu wax ci tubaab comparaison sëñ bi comparaison ni ñu koy waxee ci wolof méngale ngoog cey way ni nga ko firi ak a gaaw waay méngale naa méngale Maroc ak Sénégal ci fonds yooyu ndax boo jëlee fonds de dotation boobu nga xam ne Sénégal daf ko compe ci budget pour gungee ko communes yi ak fonds d'équipement des collectivités locales boo xam ne pour investissement la pour ñu def yoo xam ne dañu janoog moom yaa xam ay tali la piste de production ay dispensaires ay écoles looloo tax fonds d'équipement des collectivités locales jóg fonds de dotation nag moom dépense de fonctionnement la garab yu jëm ci hôpital fourniture yu jëm ci école looloo tax fonds de dotation jóg dañ ko méngale ak sañ-sañ yi nga xam ne moom lañ jébal collectivités locales yi 1996 alors léegi nag loolu yëpp boo ko jëlee ci budget état muy fonds de dotation ak fonds d'équipement bi nga xam ne moom la ñu war a dimbalee communes yi 5% la ci budget état 5% mooy téeméer yu nekk nga jël ci juróom téeméer foog naa daal mu ngi mel ni comme ñu jël 100 francs bu nekk ñu jël ci 5 francs ñaar fukki nag jël ci ab dërëm ci budget état dimbalee ko commune Maroc nag defuñ loolu Maroc ñoom 30% lañ jël xam nga nag 30% téeméeri dërëm bu nekk jël ca fanweer bokkul ak téeméeri dërëm bu nekk jël ca juróom bokkul fanweer 30% la ñu jël pour dimbale ko ñoom seen commune moo tax booy dem Maroc di visiter communes yi da ngay gis ne carrément ñoo ëpp doole commune yu Sénégal pourtant nag ëpp leen liberté ëpp leen ay compétences parce que Maroc royaume la mooy nguur buur la fii république la kon bu dee liberté bu jëm ci collectivité locale rek Sénégal moo ko ëppale commune yi Maroc ndax ña ñuy wax wali le wali de Casablanca nga xam ne mooy gouverneur bi ak les kayit nga xam ne mooy préfet foofu ñooñu ni nga xamee ne noonu la ñu amee doole ci commune sous préfet ak préfet ak gouverneur amee kuñ ko doole ci décentralisation
parce que royaume la fële dafa nekk royaume moo tax moom da ngay sentir ne doole roi ba léegi bu ngi am ci kii bi fii nag démocratie bi avancé na moo tax nga yëg ne am na collectivités locales yi am nañ liberté waaye nag li population bi gis moom moo ëpp solo mooy bu ñu ma joxee liberté jox ma ay compétence ay sañ-sañ te joxuñ ma ay koppar yu ma liggéeyee sëriñ bi su ma liggéey du fay waaw Maroc nag ñoom gannaaw buñ amul sax liberté bu em bi ñu am ñun jox nañ leen koppar yu doy de communes yaa ngay defar te ku ne cëpp Maroc daw diggante Tanger ak Rabat wala nga daw diggante Rabat ak Fès da nga gis da ngay développement moom kenn la ko wax yaay janoog moom te développement nag sëriñ baa ngi koy wax ci oto bi sànq bi ñuy ñëw développement buñ buggee mu gaaw dafay jóge ci suuf jëm ci kaw mooy buñ suqalee dëkk yi nekk ci suuf muy communes yi ak communes rurales yi mooy yoon wi gën a gaaw pour réew développer waaye doo ñëw ne da ngay développer bopp bi ci kaw door a ñëw ci suuf du noonu loolu mooy décentralisation dëgg mooy li ñuy wax développement local mooy développement boo xam ne yokkute ci koom-koom boo xam ne ñi ci suuf askan ci suuf yëg nañ ko teg nañ ci seen bët waaw kon nag loolu ci côté boobu moom Maroc moom état yi ko raw ci Afrique moom bëriwul waaw Sénégal lañ ko mënoon méngale te Sénégal moyens yi nga xam ne moom la ñu jox communes yi ak départements yi dafa tuuti dëkk maire yi ñoom ma jóg bi tey ñi ñu ngi xeex pour que 5% yooyu ñu yokk ko ci kanam danaa ci yegsi sëñ bi nag bi ma tënkee acte 1 muy 1972 fi ñu sos commune rurale ak ni mu nekkee coppite bu am solo ci développement askan wi ma wax la ko yàq la nga xam ne moo ko freiné woon muy jafe-jafe bu Sénégal jànkonteel ci diiri fukkat yoo xam ne moo tàmbalee 1980 jëm 1990 ma wax acte 2 ni mu amee solo muy 1996 nga xam ne wax dëgg yàlla neexul ba neexul waaye moom it def na boobaak léegi ñaar fukkat la Sénégal def na ay jéego yu rëy ci décentralisation ndax contrôle boobu ñu waxoon dafa diis fexe nañ ba fànq ko oyofal ko doxale sous-préfet digganteem moom mooy jàkkarloo ak maire ba lépp lu ñu war a signé moo koy signé wala boog préfet bu dee commune bu mag alors wala gouverneur bu dee conseil régional bu Louga ca ba muy am 1996 ñu walbatiku nag jël ay sañ-sañ muy juróom-ñeenti sañ-sañ jébal ko commune rurale ak région loolu lañ def 1996 walbatiku nag jël sañ-sañ yooyu ñu leen jox mu yéen bu diis ñu téeñal leen ko dafa leen fonds de dotation de la décentralisation ak fonds d'équipement des collectivités locales bi nga xam moo leen dimbale ci fonctionnement dimbale leen ci lu yokk dëkk bi di investissement critiqué naa ko nag nee naa malgré nag mu nekk lu yokku am na jafe-jafe mooy koppar yooyu ñoo doyul ndax 5% la ci budget état te boo demee dëkk bu mel ni Maroc 30% la boo demee dëkk boo xam ne daanaka mën na wax dëkk bu bees la ndax amoon na coow am jàmmarloo bu fa am ba yàlla dafa leen jàmm muy Rwanda 40% la kon nag Sénégal bu bëggee wax ne moo raw ci décentralisation loolu lu ñuy wax la rek pour di ko damoo rek waaye amul rawul de parce que yeneen état yi nga xam ne ñoo leen rawoon comme ñun avancé wuñ ñoom jël nañ suñu exemple ba pare lépp loo xam ne lënt la woon ci suñu yëf ñoom ñu fexe dindi ko waaye ñu ci bëri nag ci ñoom fii la ñu jàngee waaye gannaaw bu ñu leen wanee naka la ñoom bañ demee seen réew dañu ko def ba lu ñu doon jàmbat fii ñoom ñu dindi ko waaw Rwanda 40% du budget moom lañ jébal collectivité locale Maroc 30% lañ jébal collectivité locale yi Sénégal 5% yaakaar naa 5% nag waroon ak 30% ak 40% foofu la ñu toll kon nag loolu jafe-jafe la ndax boo ma joxee ay sañ-sañ jox ma liberté te joxo ma moyen yu ma ko mën a employer daanaka moom joxe bopp rocc làmmiñ lay nuru kon nag loolu la ñuy jéem a fànq nag ci acte 3 loolu nga xam ne critiqué naa ko ne contrainte la ne jafe-jafe la moom la ñuy jéem a fànq nag ci acte 3 lan mooy acte 3 acte 3 boobu de mooy fi Sénégal tollu tey ci réforme am mu nekk nag lu am solo mooy ñetteeli jéego bu décentralisation def wax naa ne jéego bu njëkk bi di 1972 beneen jéego bu mag boobaa léegi 20 ans la ñaar fukki at la de 1996 léegi nag ñu ngi ci 2016 depuis élection yi passé di 2014 Sénégal mu ngi dugg ci ab coppite bu ñu tuddee réforme bu tudd
acte 3 mooy ñetteeli jéego bu décentralisation def au Sénégal ñetteeli jéego boobu nag dafa am ay mandarga yu ñu ko xàmmee waaw yu ñu ko xàmmee mandarga bi ci njëkk mooy li tubaab tuddee communalisation intégrale communalisation intégrale nag baat bu luxa la waaye li mu tekki rek mooy commune rurale amatul jël nañu commune rurale yi fi nekkoon yëpp def leen commune kooku mooy mandarga bi njëkk beneen xàmmeekaay bu acte 3 am mooy diwaan yi nekkoon région comme la région de Louga ñu defoon ko conseil régional loolu amatul léegi département moom la ñuy jëmal mu am conseil départemental am président conseil départemental kon nag au lieu que mu am ñetti xeeti collectivité locale commune commune rurale région acte 3 daf ko simplifier ni ñu ko waxee ci wolof ak yombal rek mu ngoog dañ ko yombal def ñaari collectivité locale commune ak département waaw jóge nañ ci ñetti collectivité locale ñëw ci ñaar kon xam nga loolu am na yombal muy département ak conseil départemental communes yi nga xam nag ne jëmal nañ leen ci biir acte 3 gannaaw bu ñu dindee titres yi commune rurale amatul point boobu moo tudd communalisation intégrale jur na 557 communes 557 mooy lan juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar jërëjëf sëñ bi Bakke 557 communes moo am Sénégal ci jamono bi may wax loolu nag xale yi jàng war nañ ko jàpp bu baax ndax léeg-léeg ci ay rajo communautaire ñu laaj yooyu ne ko xam na nga ko wax te nga ñëw fi jël ci neexal 557 communes moo am fi mu nekk juróomi téeméeri commune ak juróom fukk ak juróom-ñaar département yi nag ñoom àgguñu dayo boobu ñoom ñeent fukk lañ ak juróom ñeent fukki département ak juróom moo am Sénégal waaye nag ñeent fukki département yooyu ak juróom am na ci ñett yoo xam ne amuñ conseil départemental ñoom faluñu kuréel boo xam ne moo leen di toogal ca conseil départemental mooy Dakar ak Pikine ak Guédiawaye amuñ conseil départemental lu ko waral mooy suufi département Dakar ak suufi ville de Dakar ñoo yem suufi Pikine ak suufi département Pikine ñoo yem suufi Guédiawaye ak suufi département Guédiawaye ñoo yem au lieu que nag ñuy jox ay sañ-sañ ñoo xam ne suuf yi ñu élif ñoo yem mu nar a indi jàmmarlu ak xëccoo ñu far bàyyee compétence ville préfet moom ñu ne ko toppatoo sa liggéeyi préfet comme ni nga ko doon defee dem barki dem conseil départemental amul kon am na ñeent fukki département ak juróom waaye ñeent fukk ak ñaar ñoo ci am conseil départemental Dakar amul conseil départemental Pikine amu ko Guédiawaye amu ko bu ñu la laajee lu tax nga leen parce que seeni suuf ak suuf yi li préfet élif ñoo yem bokkul ak Tëngéej moom dafa am ay communes yu bari ndax am na commune yu Tëngéej waaye am na commune yu Bargny am na Sébikotane am na Diamniadio am na Yène am na ay communes yu bari Sangalkam Bambilor donc Tëngéej dafa am gannaaw moom am na conseil départemental waaw moom rek ci agglomération Cap-Vert moom rek moo am loolu Tëngéej moom am na ko am na conseil départemental kon nag conseil départementaux yi ñi nga xam ne dañ leen fale ci département ñu mel ni ay maire yor seen budget def dindi ñeent fukk ak ñaar la pourtant département yi ñeent fukk ak juróom la waaye def ci am ñett yoo xam ne amuñu conseil départemental mooy Dakar Pikine ak Guédiawaye léegi nag boo jëlee 557 communes nga jañax ci 42 départements 557 plus 42 ñaata la waaw ci ñi mun mathématique juróom benn téeméer yu manqué benn jërëjëf sëñ bi Mbacke kooku moom lañ ko waxee ci français 599 ci wolof muy juróom benn téeméer yu manqué benn donc di juróomi téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent lii mooy nombre yi collectivité locale Sénégal ci acte 3 acte 3 bi ñu nekk collectivité locale moo ëmb baati commune ak département mboole seen 599 la ni ko sëriñ bi firee di juróom benn téeméer yu manqué benn
kon nag bari na journaliste yu juum ne juróom-benn téeméer la ak ñaar journaux yu bari boo koy lire da ngay les 602 collectivités locales 602 amul ñoom lu tax mu mot 602 ci ñoom 3 yi nga xam ne yi ñu ci waroon a génne muy Dakar Tëngéej ak Guédiawaye lañ ci yokk te ñooñu seeni département amul conseil départemental commune la ville ba rek moo fa des waaye ko amul conseil départemental loolu lu am solo la ci acte 3 bi 599 collectivités locales 42 départements ñoo am conseil départementaux ak 557 communes muy 599 collectivités locales et non 602 waaw loolu moom ab sew-sew la boo xam ne lu jar di taxaw la di ko leeral ndax ñoom bu ñuy def seen articles yi ñu ci bëri dañ ciy juum kon nag loolu mooy li nga xam ne moo am ñu reconduire nag ci acte 3 fonds de dotation de la décentralisation yokk nañ ko sax aslëf waaye fonds dotation ba léegi doyul 599 collectivités locales loolu ci jafe-jafe yi moo kon sëriñ bi ne ko naa ko wax loolu ci la bokk ndax li nga xam ne mooy avantage mooy solo si mooy wax dëgg yàlla simplifier nañ mooy yombal nañ ndax ñetti xeeti collectivité locale moo amoon région commune commune rurale waaye nag ci biir acte 3 def nañ ak yombal wàññi ko région moom ñu bàyyi ko defatuñ ko collectivité locale def département collectivité locale ak commune jël commune rurale bi nga xam ne moo nekkoon collectivité locale ñu gën ko jëmal def ko commune loolu lañ tuddee communalisation intégrale mooy amatul baatab commune rurale amul loolu nag li tax ñu def ko bari na waaye bi ci gën a fës mooy dañ daan dem ci réewi Afrique yi baati commune rurale Sénégal rek la am amul ci yeneen réew yi bu ñu bëggee siixalee seen bopp ak yenn commune ci Burkina Faso wala ci Afrique du Sud wala ci Algérie ñu ne ñun de commune lañ mën a siixaleel suñ bopp pour leen dimbale waaye bu dee commune rurale moom ñun bokkuñu askan ñun ñuy siixaleel mooy ñi bokkal askan. kon nag loolu moo tax Sénégal dellu si def marche arrière dal di jël gi tuddoon commune rurale yépp tudde leen commune te loolu moom Cameroun jiit na ci Sénégal lu mat fukki at man visité naa Cameroun yépp waaye gisuma fa commune rurale lépp commune la comme ni ngeen defee seen commune fii kon nag loolu yaakaar naa leen lu ko gën a am solo amul ñu jël nag li nga xam ne mooy ndimbal yooyu tudd fonds dotation ak fonds d'équipement des collectivités locales yi nga xam ne ñooy jàppale communes yi yooyu aussi ci biir acte 3 yomb dugal nañ ko waaye ba léegi communes yi ñu ngi jàmbat ne dafa tuuti ñu amoon juróom-ñeenti sañ-sañ yoo xam ne jébaloon nañ ko communes yi ci acte 2 waaye ci acte 3 am na juróom yuy ñëw te juróom yooyu ñëw moom seen dominante économique mooy affaire yi économie lu yokk alal communes yi moo tax mu jóg mooy élevage di càmm gi di agriculture di mbéy di pêche di napp gi di tourisme ni ki ñii ñëw gan yi ñëw bitim réew di xool ay dëkk yu mel ni Darou Moukhty wala Touba wala ay boori géej place yu rafet et tout te ñooñu buñ fi ñëwee def fi weer wala ñaari weer dana am luy ruusal ci économie réew mi tourisme ak hydraulique muy mbiri ndox mi et assainissement mbiri cet mi hydraulique ak assainissement ñoo ànd juróom yooyu agriculture élevage pêche tourisme hydraulique assainissement nekk na yeneen sañ-sañ yoo xam ne dañ koy jël état def ci comp lu bari alors transféré ko jébal ko commune ak département loolu acte 3 wax na ko moo tax man ci suma conférence ak sumay bind dama wax ne acte 3 boo ko xoolee mooy le virage économique de la décentralisation li ëppoon ci décentralisation mbiri action sociale la woon loo xam ne luy suqali la dimbale ñu sonn xeex mbënd mi fay lakk nangam yooyu lañ doon def fii nag bi yoon dañ bëgg pour communes yi am ay moyens pour mun a defar ay tali ci dëkk yi yokk courant bi def énergie solaire def li ñuy wax investissement nga xam ne ku ñëw bi gis dëkk bi xam ne dëkk bi wax dëgg yàlla soppeeku na état ngi ciy dugal loxoom waaye commune mu ngi ci dugal loxoom loolu nag pour mu am il faut état aussi yokk loxoom ci ndimbal bi muy dimbalee communes yi
transférer leen des compétences à dominante économique baax na mooy li nga xam ne mooy compétences yooyu ma wax di élevage agriculture ak ñoom seen waaye aussi maires yi ñu ngi xeex pour que ndimbal boobu ñu leen dimbal au lieu que bu nekk 5% ci budget bi mu àgg 15%. La bataille actuelle des maires ci seen plaidoyer avec l'État mooy porter les fonds de dotation ak le fonds d'équipement des collectivités locales mooy xaalis bi leen dimbalee mu àgg au moins 15% de la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, parce que 5% rek la te loolu dafa oyof lool te du tax alors ñoom ñu mun a àggal seen bopp fi ñu àggal seen bopp. loolu nag lu am solo la mu am loo xam ne itam nag ay mécanisme de financement la yoo xam ne moo war a yokk ci loolu mécanisme yooyu autorisé nañ communes yi léegi ñu leb ci ay banques yoo xam ne banques yu am doole la wala ñu lancé li ñuy wax emprunt def ko ci journal mooy li Khalifa Sall defoon ba war a leb 20 milliards te am na ñu préparé pour leb ko dossier boobu nag ba léegi àggul waaye commune boo xam ne óolu nga sa bopp ci mën ngaa fay moom itam leb boobu autorisé nañ la ko ndax dañuy ragal ne bu ñu yebee ci seen impôts yi ak juuti yi ci marché yi yooyu pour defar commune yi dana jafe moo tax il faut ñu leb def emprunt te créer ay marché yu am doole ay centre touristique yu am doole créer foo xam ne ay koppar la fa mën a génn loolu autorisé nañ leen alors autorisé nañ leen itam ñu lëngoo ak ay société ba mun cee jël ay action société boo gis mu nekk ci gox bi te mu ngi dox mën nañ caa jël action mën nañoo jënd action mooy ñu bokk ca société ba société bu fekkee ne am na bénéfice bu ñu koy séddale cëri commune bi génn loolu aussi autorisé nañ leen ko kon nag loolu lu am solo la waaye nag li nga xam ne moom la communes yi war a gën a def mooy ñu lëkkale seen bopp ndax benn commune rek mënul lépp moom la olof di wax ne benn loxo rek du tàccu te wat gaal ak yëgoo ñoom ñëpp ñuy ànd di xàccandoor di dóorandoo loolu il faut commune Darou Moukhty ban commune la amal frontière ban commune la nga amal frontière ba Diop commune nekk ci arrondissement bi ban nga dendal Darou Marnaan ngoog yooyu nga dendal yépp ngeen def li ñuy wax intercommunalité mooy ñu siixale seen bopp lëkkaloo ba am yoo xam dañ koy sempi ci seen liggéey jébbal ko organisme boobu mooy lépp luy yoon kooko koy yor lépp luy bourse pour ñu doom jàngi Dakar wala jàng bitim réew kooko koy yor lépp lu jëm ci cet loolu koy yor donc ñu jël yi gën a diis dénk ko ñoon ñu jël yi oyof loolu mooy intercommunalité waaw ndax lu kenn mën ñaara ko dàq te benn loxo rek du tàccu il faut ngeen ànd lëkkaloo di xàccandoor di dóorandoor kooku mooy intercommunalité lépp baax na lool waaye comme lépp lu mu yàgg-yàgg da ngay fay ñu fexe ba lëkkaloo ku nekk jël ci budget dara ñu am ab liggéey def ko moo gën a yomb lépp bi kon nag loolu aussi lu am solo la alors mu am nag ay loo xam ne war nañ ko xool mooy fonds de dotation bi ñu leen di jox ak fonds d'équipement des collectivités locales bii dañ war a xool critères yi ñu koy joxe mooy ci ban anam lañ koy joxe ndax ni ñu ko gisee daal affaire bi daal xaw na am xàjj ak seen da ngay gis commune boo xam ne suma commune a ko ëpp foofu ñu jox ko 100 millions man ñu jox ma 10 te xaw ma ci yenn anam lañ ko joxe kon nag li gën a gaaw mooy ñu ut ay critères mooy est-ce que ci population bi la ñuy xool wala ci développement économique bi la ñuy xool wala est-ce que dañuy xool ñaata xale yu jigéen ñoo dugg école bi ma demee île du Cap-Vert Praia loolu laa fa fekk ñoom dañ jël le taux de scolarisation des filles par commune bu ëppale ay xale yu jigéen yu jàng ñu jox la fond bu ëpp ñu xool le taux d'enclavement dëkk bi nu mu gën a sori capitale bi dëkk bi gën a sori capitale bi mooy ëppale kooku moom bu ñu ko xoolee moom capitale bi moom daanaka du am dara ndax moom mooy capitale Tëngéej dina am aslëf Kaolack dina am aslëf Darou Moukhty koy ëppale parce que moo gën a sori Dakar donc ñoom loolu lañ ko xoolee parce que dañ bëgg différent développement bam diggante Darou Moukhty ak Dakar que Darou Moukhty mën ko rattraper kon moo tax nu muy gën a sori capitale bi ñu koy gën a jox population nu mu gën a yokkoo ñu gën ko jox noo xamee ne
impôts yi ci dëkk bi gën naa dugg le taux de rentrée fiscale l'impôt yi am fii Darou Moukhty est-ce que fay nañ ko wala fayuñ ko fay nañ 80% ñu jox la kooku mooy ëppale ki fay 50% espèce rek lañ koy jox ki fay 100% nag moom tabarakallah moom buñ ko joxee moom yaakaar naa lépp lu mu bëggoon soog na ko daal loolu mooy critère objectif mooy ay nattukaay yoo xam ne ñëpp ci teg bët te mu leer naa ñu ne bët yu bëccëg waaw bu ko defee boobaa bu ci nekk nag dafa am lu ñuy wax ratio ci comptabilité bu ñu koy jox koo xam ne am nga 80% nangam ku am 50% nangam ku am 100% nangam ñu jël beneen critère taux de scolarisation des filles taux nangam yooyu yëpp bu ñu ko paree xool nag yow li nga ci am loo ci am rek ñu def règle de 3 divisé par nangam multiplié par li nga am divisé par nangam multiplié par bu ko defee da nga ci Darou Moukhty am 200 millions wala 300 millions loolu moo gën a jaadu waaye buñ ko def rek li tubaab di wax à la tête du client mooy rek joxe yaa ma neex buñ ko defee yaa ma neex loolu àndul ak démocratie buñ bëggee mu ànd ak démocratie dañuy def ay critères ay xàmmekaay ay yu am maanaa yoo xam ne ci yii la ñuy jaar pour def ko te loolu am na pays africain yu ko def île du Cap-Vert bii nekk à 500 kilomètres Dakar ñoom def nañ ko bu ko defee dootu am xaaj ak seen du am werante du am parparloo du am daal te comme dañu nekk état boo xam ne dafa bëri ay parti politique ñi jiite li ñu war a moytu mooy jox ay commune lu am solo ñaan commune bii tel parti boo fa gañe commune bële tel parti moo fa gañe fi opposition nekk ñoom bëri la wuñu fii parti moo am ne loolu amul sax amul waaye dama ne nañ ko moytu parce que mën naa am kooku loolu bëgg dañ koo faj ci biir réforme bi ndax ab contrainte la mu am nag loo xam ne mooy mesure d'accompagnement sëñ bi nuñ ko mën a firee jërëjëf sëñ bi jërëjëf ci gàggante bi mesure d'accompagnement nuñ koy firee ci olof lépp loo xam ne daf lay jàppale te tax sa liggéey gën a mun a ñoŋ waaw loolu mooy mesure d'accompagnement lu yombal liggéey bi gunge la yow mi ko yor jàppale la téeñal la ko yenul la ko ba yen bi dootul diis na ma waroon diise yooyu nag foofu lay jeexale suma exposé ci acte 3 mooy am na ay fonctionnaires yu bees yoo xam ne fal nañ leen ci acte 3 bi tudde ko fonction publique locale waaye fonctionnaires yooyu am nañ qualification boo mun a wax waaye nag pour communes yi fay leen dafay diis ci ñoom ndax duñ leen fay solde mairie solde état lañ leen di fay kon nag la nga xam ne mooy mesure d'accompagnement ba ma war a àndal mooy dañu war a changer fiscalité locale mooy l'impôt bi nga xam ne moom lañ jël tey jox ko communes yi ak département yi il faut que ñu changer te commune nag moo tane département parce que département moom amul impôt moom état 5% yooyu moo tax ñu koy compal di ko ci jox ak fonds d'équipement loolu la département yor waaye département moom am na budget waaye amul impôt budget mu ngi ko yaakaare ci ndimbal lu jóge ci état wala ndimbal lu jóge ci keneen yaa xam bailleur de fonds la yaa xam kum siixaleel boppam la loolu la mooy département moom amul budget propre amul ressource propre alors kon nag war nañu fexe ba département comme am na budget mu am ressource propre ndax mënoo nekk collectivité locale am ab budget te amoo ay ressources ndax yaakaar état nga yaakaar waaye état na bu amee jafe-jafe kon fooy jëlee yow ressource ñi la war a dimbale bitim réew buñ la dimbalewul nag loolu moom du budget kooku moom warul tax commune jóg commune def comme ni commune amee Darou Moukhty amee ay impôts am marché am ay juuteem am yooyu loolu la département war a am loolu ci mesure d'accompagnement yi war a ànd ak moom la ci la topp ndax buñ ko deful kat wax dëgg yàlla may nañ leen ñu am ay fonctionnaires yu am solo waaye dañuy ragal ne bon fonctionnaires yooyu ñoom duñ am luñ leen fayee waaw ndax loolu dafay diis ci budget commune bi beneen point bi wax naa ko sànq mooy ñu fexe ba 5% yooyu moo xoon ñu yóbbu ko ba buñ ko mënu def comme Maroc 30% it parce que Maroc ko ñu ëpp doole xëy na parce que toppandoor nag sa maas que bët du yenn waaye xam na lu bopp attan kon nag Sénégal mun na dem boog ba 15% maire yi ñoom loolu la ñu ut alors ñu def nag li ñuy wax formation li ngeen def nii fay ci Darou Moukhty xam acte 3 réforme fan la tàmbalee fan la yem ana lan mooy jafe-jafe ana lan mooy saafara bi loolu waroon na mairie bu nekk ci 557 yi def ko ndax ñi nga xam ne ñoom lañ jox compétence yii ak yi nga xam ne mooy juróom yi ñëw te ñëwagul mooy yi ma wax élevage agriculture pêche yooyu ñu ngi ñëw mais ak yegg seegul
yooyu pour bu ñëwee ñu mën koo taaw mën koo téye il faut ñu gàttandu ko te lañ koy gàttandoo xam-xam lay doon xam-xam boobu formation moo koy joxe kon nag war nañ former élus locaux yi former maire yi former agents yi liggéey ak ñoom pour que ñu gën a mokkal acte 3 bi kon nag loolu moom lu am solo la fi nga xam ne foofu lay jeexale mooy loolu yëpp baax na waaye na communes yi lëkkale seen bopp département yi lëkkale seen bopp ndax yéen bi ngi leen yéen dis na dis boo xam ne buñ lëkkalewul seen bopp di xàccandoor di dóorandoor jël compétence yi gën a jafe ñu dénk ko organisme boobu nga xam ne moo tudd entente intercommunale wala entente interdépartementale ay mbootaay la yoo xam ne ay commune a ko bokk wala mbootaay yoo xam ne ay département ñoo ko bokk ñu jël yi ngi yaakaar ne diis na ci ñoom seen jox leen ko ba pare jël ci seen budget jox kooka bu ko defee organisation tam dem état dimbale ko ay bailleurs de fonds dimbale ko ñu mën a fexe ba yëf yi gën a ñoom kon nag waxtaan waa ngi noonu mu nekk ay points yoo xam ne ci histoire yi Sénégal ak développement Sénégal ay points yu am solo la di acte 1 1972 acte 2 1996 taxuñu woon a jóg li ñu danoon a jóg mooy acte 3 waaye mënoo tëb nag di wax ci acte 3 te waxoo acte 1 waxoo acte 2 waaw ñu xam fan lañ jóge ak fan lañ yegsi kon fii ñu yegsi am na solo lool ndax département def nañ ko muy collectivité locale région génne nañ ko ci collectivité locale yokk nañ ci lu ma juróomi téeméeri commune ak juróom fukk ak juróom-ñaar ñoom ñëpp sañ-sañ yi leen joxoon démb barke démb juróom-ñeent yi yokk nañ ci yeneen juróomi sañ-sañ muy fukki sañ-sañ ak ñeent loolu yëpp rafet na dana tax développement bi gën a jege askan wi moom la ñuy wax gestion de proximité saytu boo xam ne dafa jege askan wi kon nag Sénégal àgg na ci décentralisation niveau boo xam ne bariwul réewi Afrique yu fa àgg waaye li nga xam ne rek mooy ñuul ci soow mi daal mooy moyen financier yi mooy koppar yi nga xam ne moom la ñu war a liggéeyee dëkkaan yi ak dëkk yi moo doyul te loolu li koy saafara mooy ñu jël yeneen impôts yu bees jébbal ko communes yi liñ ciy ragal nag mooy mu diis ci askan bi waaye nu mu gën a oyofe rek te ñu mën koo collecter mooy ñu mën koo ramasser def ko ci budget bi liggéeyee ko dëkk bi dina baax waaye nag comme amuñu doole nañu gën a lëkkaloo suñ bopp ndax lu kenn mën ñaara ko dàq loolu yépp am na solo waaye toll nañ ci jamono boo xam ne ab liggéey bala muy mun a gaaw mun a ñoŋ xam-xam moo ko yore ndax gis ngeen fi internet gis fi les nouvelles technologies waaw yi yees te war a mun a suqali nit ñi bëri na kon nag yooyu mënuñoo nekk ñun commune ni nekk décentralisation te jox ko gannaaw moo tax il faut ñu mettre l'accent sur la formation il faut ñu former ñi nga xam ne ñoom lañ fal ak maire yi nga xam ne ñoo leen jiite ak agent ya fay liggéey il faut ñu former leen kon nag buñ fàttee koppar baax na lool waaye nan nga koy yoree ak nan nga koy saytu ba def ci loo xam ne dana ñoŋ ci askan wi loolu nag xam-xam moo koy joxe. Serigne Mouhamed Diouf ci waxtaan wu am solo yi nga xam ne moom nga ñu baaxee tey te mu aju ci wàllu gox yi ak goxaat yi nga tàmbale ko ci acte 1 jàll ci ba ci 2 ñëw ba ci acte 3 ci wàllu décentralisation nga andi ko ci anam goo xamante ne anam gu matala la anam gu leer la tamit li ci ay avantages yëpp nga leeral ko li ci inconvénients yëpp nga leeral ko wax tamit andi ay propositions yoo xamante ne jàpp nga ne buñ jaaree lépp loo xamante ne jafe-jafe na ci incha allah yàlla mën na ko saafara kon ci turu muassasatul Wafa bi huquqil iman ñi ngi lay sant cant goo xamante ne am na fu mu tàmbale waaye amul fu mu yem di ñaan yàlla guddal sa fan te yokk sa xam-xam te liggéey bii nga xamante ne ci nga nekk yàlla defal la ci ndam kon ñu fàttali rek ne ñi ngi fii tamit ak maajob bi tey di moom tamit di koo xamante ne doom la ci dëkk bi waaye tamit yor ab liggéey ci lii nga xamante ne moom la sëñ bi doon waxtaane muy commune bi nga xamante ne mooy commune Darou Moukhty muy ki nga xam ne moom moo ko jiite kon ginnaaw nga xam ne ci wàllu googu la sëñ bi doon waxtaane moom tamit war na cee mën a am gis-gis jafe-jafe yi nga xamante ne ñoo ngi ciy jànkonteel ak yi nga xamante ne jàpp na ne buñ ci jaaree dana saafarawu kon dañ koy jox kàddu gi moom tamit su ko defee mu tënk rek li nga xamante ne moom la sëriñ doon waxtaane xam naa ne bala ñu koy jox kàddu gi ñu fàttali rek ne suba ci àllarba ji insha allah suba ci
dimanche ji incha allah docteur Jongu la ñuy fas yéene dalal fi jataay bi muy waxtaanee fagaru moo gën faju. bu dee altine sëriñ Mouhamadou Mourtada Mbacke Ndiogu la ñuy fas yéene dalal muy waxtaanee al xidma fi tariqatil muridiyya muy xidma ci yoonu murid. bu dee talaata sëriñ Hamzatu Mbacke moom sëriñ Abdul Ahad moom la ñuy dalal muy waxtaanee war gi nga xamante ne war nañ koo sàmm ndonol murid gi. bu dee ci àllarba ji sëriñ Saliou Ndiaye la ñuy dalal muy waxtaanee daayira yi nga xamante ne mooy daayira yu murid yi. bu dee ci alxames ji sëriñ Maam Cheikh Mbacke moom sëriñ Xaadim Xawa Ba moom la ñuy dalal muy waxtaanee am solo goo xamante ne ñaan am na ko solo ci wàllu tasawuf. bu dee ci ajjuma ji incha allah sëriñ Xaadim Mbacke moom sëriñ Abbas moom la ñuy dalal muy waxtaanee politique ak responsabilité. bu dee ci gaaw bi te incha allah mooy gaaw boobu nga xamante ne moom la ñuy yëkkati jotaay yi danañ ci dalal kilifa yu bari bokk na ci kilifa yooyu sëriñ Cheikh Abdoul Ahad Mbacke moom sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma su ko defee moom dana waxtaan ci al muridiyya amama tahaddiyat al i'lamiyya wa tanzimiyya muy muridisme ci kanam défi yi nga xamante ne défi communication la ak défi organisation. kon incha allah ci gaawu boobu noonu moom la ñuy fas yéene yëkkati nag jotaay bi ñaan yàlla fekkale nu ko ay at yu bëree bëri. kon li ñu def rek moom mooy dañuy njëkkante waxtu yi jox kaddu gi sëriñ Madiop bi tey moom tamit mu indi ab tënk ci lii nga xamante ne moom la sëriñ Kara ñoo ngi nuyu ñëpp ji jiital ci nuyoo bi sëriñ Abdou Samad bi nga xam ne mooy imam di ko jox suñu nuyoo ngir mu nuyul ñu sëriñ Abbas Mbacke di ko ziar te di feddali suñu kóllëre ak suñu taalibe ñun ay taalibe Thierno Ibrahim lañ te moom lañ bëgg di dunde ci waxtu wu ñu nekk ak fu ñu nekk bëgg nañ fu ñu xàmmee itam loolu gën a fës ci li tax ñu xàmmee ñu di sant bu baax a baax ñi nga xam ne itam ñoo organiser mbir mi tey nekk na loo xam ne lu am solo la te luy leen di yeele ci beneen côté ndax xaj na mënoon ngeen a jàpp ne xam-xam bi mënoon naa yem ci biir julli gi ak woor gi mais xam ngeen ne loolu aussi am na leneen lu mu war a àndal ci dund gi ba ngeen dugal ci lii nekk thème boo xam thème bu am solo la te boo digloo thème yi fi jot a jàll ak yi ngeen di waajal itam da ngeen xam ne thème actualité la maanaam thème boo xam ne nii dañ koy dund nga xam ku ci génn mën ngaa daal di def benn jugement léegi ci li nga xam ne amoon na wala ma ngay waaj a am wante itam di sant bu baax a baax suñu conférencier bii nga xam tam jàpp naa ne sax man moom tënkal na boppam wax ji parce que daanaka point yi mu wax yépp point bu nekk tënkaat na ko ba képp koo xam ne raté woon nga li mu njëkkoon a wax sax boo fekkee fa muy tënk da nga xam la mu njëkkoon a wax lan la wante comme dañ ko baaxal ci conférence ci waxtaan yu mel nii te ñi ko woote tey ji woowoon ma ne ma naa ci wax sama xalaat itam surtout que may nekk maire Daaru Musti loolu itam di lu ñu yàlla defal loo xam ne ni itam yaakaar naa lu am solo la loo xam war nañ ko ci santaat bu baax a baax ndax ñu ne yaay maire Daaru Musti yombul donc si yàlla defee ñu nekk ko kon war nañ cee santaat bu baax a baax ndax borom dëkk bi moom dama koy wax toujours defar na dëkkam ba pare ku defar mu defaru ku defarul mu defaru kon nag suñu yàlla boolee ci yi nga xam ne li ñuy defar mënees na koo gis kooku moom dañu war a santaat bu baax a baax kon Serigne Mamadou xam naa comme ni mu ko tënkee ci acte 3 ne am na acte 2 acte 1 acte 2 ba acte 3 wante bi muy tàmbali itam bu ngeen ko digloo fàttali na leen li amoon avant indépendance kenn amoon nañ fi ñeenti commune ñuy dox bañ am indépendance ñu léegi commune yëpp a tolloo dayoo parce que ñeenti communes yi njëkk ya leeral na leen ne foofu ku fa juddoo woon rek mën ngaa nekk ab tubaab doomu ndax da ngay am nationalité française léegi nag mais ñun suñu histoire carrément ci mbirum décentralisation wala collectivité locale mi ngi tàmbali mënees na ko wax ci 1972 bi nga xam ne ci lañ indi communauté rurale donc moo tax mu ne foofu mooy premier acte ba ñu doog di dem premier acte boobu itam wax la leen ne jafe-jafe yi nga xam ne gisoon nañ ko ca ba waroon a toogaat ko jewaat jafe-jafe yooyu nga xam ne gisoon nañ ko ca waxoon na leen ci itam ne leen premier acte boobu li ci ëppoon ci daanaka communauté rurale moo ngi mel ne ay dépenses sociales rek la doon def
maanaam jàppale nit ku sonn ku am loraange wala xamul ne moom dafa war a defarub dëkkam mu jëm ca kanam. léegi nag yeneen actes yi ñoo waroon a corriger loolu ba loolu tax na 1996 bi deuxième acte bi ñëwee mu créer région xaw a yombal contrôle yi nga xam ne doon na am ci diggante nguur ak collectivité locale ndax loolu taxoon na mu mel ne décentralisation bi desoon na ba ñu gën a wàññi contrôle yu bari point yu bari wax na ci ñaar fukki point ak juróom-benn ñu dem ba nga xam ne yu ci bari sous-préfet wala préfet wala gouverneur mën na ko def te gouverneur sax bi région amee la koy yemale wante itam contrôle de légalité yi rappelé na ko ak juróom-ñeenti compétence yi nga xam ne état bi moo ko yoroon mu ne lii na dama koy jox collectivité locale yi ñu liggéeyal ko seen bopp mais wax na leen ne itam ay compétence ku ko dénk nit itam da nga koy dénk moyens yi nga xam ne mooy tax mu mën koo doxal ci biir loolu la leen waxoon ne am na ay moyens yu ci amoon lu mel ne ay fonds de dotation wala ay fonds d'équipement des collectivités locales mais rappelé waat na itam fàttali ne am na ponk yoo xam yu am solo la loo xam ne nii collectivité locale mënu ko def te waxtaan amu ca ak sous-préfet moo ngi mel ne lepp wala ñu defal seen budget wala ñu war a délibérer ci mbirum suuf yooyu ay exemple rek la wala marché public yi ñuy joxe mais fàttali na itam ne am na solo lool formation am ci élus yi moo xam ñi nga xam ne parce que askan wi moom buy fal lu ci ëpp politique lay doon donc parti politique bu ëpp doole mooy falu mën naa am ñam fal xaj na amuñu xam-xamu mën a jiite collectivité locale donc baaxoon na ci ñu former leen bu baax a baax pour ñu mën a doxal loolu ñu war a doxal fonds de dotation itam insisté na ci te wax na leen moo tax naroon naa ko laaj sax source de financement parce que baaxoon na ñi toog fii itam xam collectivité locale fan lay jëlab xaalisam parce que am na ñoo xam dañu jàpp ne état moo koy jox xaalisam fekk na la muy doxee ci biir dëkk ba la koy jëlee boo jëlee dëkk bu mel ne Darou Moukhty tey jii l'impôt bi 7 millions la toll te population Darou Moukhty mi ngi nekk ci ñeent fukki junni nit ci recensement bu mujj bi tey ñu ne l'impôt bi Darou Moukhty 7 junni la boo demee Mbadiane l'impôt ba nekk juróom-ñetti millions soo demee Ndoyeen l'impôt ba nekk 7 millions ak genn wàll kon waa Darou Moukhty itam war nañ xolaat xam ne suñ bëggee lamp yi di tàkk suñ bëggee ndox mi di dem fépp itam il faut ku ci nekk lam ci mën a jàppee mu jàpp ko ci. wax na aussi ci fonds d'équipement des collectivités locales soo xoolee lu mel ne marché bu bees bu Darou Moukhty bi ñuy tabax ci loolu la jógee fonds d'équipement des collectivités locales ci la ko état bu Sénégal financé ba ñu commencé di tabax marché bu Darou Moukhty mais itam wax na leen ni mu tuutee fonds yooyu ak ci yenn critères lañ koy joxe parce que boo xoolee dëkk bu mel ne Darou Moukhty nee naa la ñeent fukki junni nit ñoo ngi fiy yewwoo mais ñaata école primaire ñoo am Darou Moukhty ñaata lycée la am ñaata collège la am ñaata centre de santé la am ñaata poste de santé la am tey ji boo xoolee li ñu koy jox ci fonds de dotation 22 millions la nga jëlaat beneen dëkk boo xam ne Darou Moukhty moo ko ëpp loolu fépp mu daal di am lu mat ñeent fukk wala mu am ñaar fukk ak nangam wala mu am lu yées tuuti Darou Moukhty nga ne kon fan lañ ko teg te bu fekkee ne dañu bëgg aussi askan wi dund ci dund goo xam ne ne kenn du ñee sa moroom parce que jox nañ ko loo xam waruñu ko jox faaw ñu wut critères yoo xam ne ni mooy tax mbir mi mën a yomb moo tax moom sax def na ay proposition ci ay critères ndax am na lu mu gis ci yeneen dëkk donc su fekkee ne Darou Moukhty dañuy Sénégal dañuy jël TVA 5% ñu ne boo demee Maroc moom nee na leen 30% la boo demee Rwanda 40% la te TVA bi mooy ñun ñoo ko fay parce que boo demee jënd sa café gi am na TVA boo ñëwee jënd sa suukar am na TVA loo jënd am na TVA état bi ne loolu ngeen doon fay nag danaa leen ci delloowaat mais lam ci delloowaat téeméer boo jël juróom yi la delloowaat wante nag duñu fàtte itam ne état itam am na lu ko war loo xam ne ni itam mi ngi koy liggéey ci biir réew mi xaj na ñun en tant que collectivité locale dañ jàpp ne loolu néew na mais war nañoo xam itam ne am na yeneen wareef yoo xam ne ni mënuñu ko te état moo koy jéem a def donc acte 2 bi mi ngi noonu ñëw na conseil régional daal di ñëw mais conseil régional moo ci yokk ak wàññi yenn contrôle yi mais mu daal di leen wax ne que li taxoon tey ji nag ñu woote mooy acte 3 de la décentralisation mais mënuñu ko wax te xamuñu lan mooy acte 1 lan mooy acte 2 donc di ñëw ci acte 3 donc ñaar yooyu moo taxoon mu wax leen ko wax leen aussi lan mooy tax ñu mën a xàmmee acte 3 mooy jëlee nañ fi commune d'arrondissement jëlee nañ fi communauté rurale jëlee nañ fi région léegi département mooy am
am na yeneen compétence yoo xam te jàpp nañ ne war nañ ko doolelaat collectivité locale yi. donc ci tënk comme dafay dog gi dafay jege mën nañ jàpp ne loolu nekkoon na point yoo xam ne ni point yu am solo la parce que mi ngi wax ay mesures d'accompagnement mi ngi wax fonction publique locale. tey jii soo jëlee communauté rurale yu njëkk yi benn ASCOM la ñu amoon benn agent tey ñu ne leen nekk ngeen commune benn agent boobu moo fa nekkaat mais bu ñu ko dugalee ci fonction publique locale bi su fekkee ne collectivité locale bi moo ko war a fay dana métti ndax bu fekkee ne dañ ko yóbbu ci grille boo xam ne ni collectivité locale bi amul lu mu ko mën a fay dafay daal di métti parce que boo jëlee tey jii biñ ne ñu commune ngeen état bu njëkk moo daan fayal xam naa sëñ Mamadou dana ci ñëwaat. bu njëkk état moo doon fay chauffeur moo doon fay ASCOM moo doon fay adjoint au maire mais léegi bi ñu nekkee commune def na leen yéenay fayal seen bopp loolu mais loolu fan la ko collectivité locale bi di jële fii ci biir dëkk bi la koy jëlee donc dëkk bu dox bu nekk waa dëkk ba ñoo ko doxal donc moo tax li ngeen woote tey lu am solo la parce que dana tax bu ñu fi jógee dana am ñu sawaraat sax ne nañ woote waat beneen waxtaan boo xam ne ni danañ ko defaat pour gën a mën a xam c'est vrai que ñun en tant que collectivité locale loolu war nañu parce que war nañ gën a mën a waxtaanat ak population bi parce que am na ñoo xam ne ni am na lu leen war duñ ko def parce que xamuñu ko suñ ko xamoon rek daañ ko def bu ñu xamoon ne l'impôt bi ñuy fay mooy tax lampe bi tàkk wala mooy tax li danañ gën a sawar ci fay ko danañ gën a sawar ci wax keneen aussi mu fay donc ñoo ngi leen di sant di leen gërëm te di am mbégte bu baax a baax ci li nga xam ne woo ngeen ñu tey ñu fekk lii te waroon a def synthèse bi te di jéggulu bu fekkee ne wax nañ ci loo xam ne waruñu ko woon a wax wala niñ ko waxee du noonu parce que itam bëgguñu itam wax ci noo xam ne nii day xaw a jege politique ndax sëñ Moustapha mi mu ko doon wax sànq ne ma nag na nga moytoo jege politique booy wax ci wax ji donc loolu aussi doon naa ko ci jéem xaj na dana am ñu ko ci gis mais jubluwuma ko ci woon ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ bi gannaaw waxtaan wu am solo bi nga ñu àndil tey yaakaar naa ne dañuy njëkkanteeg waxtu wi rek su ko defee kii da doon laaj mu ne ndax acte 3 de la décentralisation bi nga xam ne moom nga doon waxtaanee ndax bokkut ci li nga xam ne day xeex day néewal doole yenn kilifay diine yoo xam ne dañoo sañtoon seen dëkk mel ni da leen di xañ yenn àq ak yelleef yi nga xam ne amoon nañ ko seen dëkk ndax diversification bi muy andi ci ñoom. jërëjëf laaj na laaj bu am solo waaye loolu moom taxul acte 3 jóg acte 3 li tax mu jóg mooy li ma leen wax mooy fi mu fekkoon décentralisation mu yokk te léegi ñi nga xam ne ñooy borom dëkk yi nu ñu dépendre ci autorité administrative muy sous-préfet ak préfet noonu lañu dépendre ci maire parce que dëkk léegi niñ ko définir mooy commune ay somme de quartier et de village la kon nag borom dëkk yooyu ni ñuy liggéey ak préfet ak sous-préfet noonu la ñu war a liggéey ak maire bi kon nag loolu moom li tax acte 3 jóg moom pour defar la waaye lépp luy fiiwal ak lu yàq moom taxul mu jóg mu naam nag li ñuy wax programme boo koy réaliser da ngay tomb am fooy toll yokkaat sa jéego moo tax mënuñoo def acte 3 ci 2013 2014 rek 2016 ñu gis résultat yépp il faut que moom ay jafe-jafe yoo xam ne ni muy feeñee lañ koy fànqee muy feeñ di ko fànq di feeñ di ko fànq ak ca kaw noonu la jërëjëf. kii itam nee na acte 3 de la décentralisation nga xam dañ ci xaaj dëkk yi lu tax duñ ci laaj kàddu askan wi lu tax duñ ci laaj seen kàddu ba noppi doog a xaaj dëkk bi niñ ko bëgg a xaajee. waaw loolu léegi xam nga moom wax dëgg yàlla waruñoo mën a xaaj ab dëkk te laajuñu askan wi loolu moom bu fekkee ne am na loolu erreur la mooy lépp lu ñuy def bu fekkee da nga ne askan wi ngay liggéeyal lépp looy def da nga ciy diisoo ak askan wi mun na am nag loo xam ne technicien ak waa administratif ya ko def ca gox boobu ñoo juum waaye boo demee ca téere bi ñu tënk acte 3 doo ci gis dara luy indi xajale ak seen waaye nag mbir a ngi nii ñi war koo defee nii doomu aadama ak mata dem xëy na defe ko neneen waaye loola taxul loola jóg loola taxul mu jóg waaw kon nag lépp lu ñuy war a def dañu war a def li ñuy wax concertation participation kooku principe de